jangeen jëf mbokki juróom-ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walfa TV bismillah ci xibaaru digg ci xibaaru marax gi li ci gën a fees tam yéene faram-fàcce ko discours de politique générale Mohamed Boun Abdallah Dionne mi ngi jàkkaarloog député ci suba ba léegi moom jëwriñ ji njëkk ji fësal yoon wi mun na ma jaar ngir teg Sénégal ci kaw yoonu yokkute Modou Diagne Fada ak ñoom ne tàngal ceeb rek la def ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom lañ ci rotal procureur Aliou Ndao nekkatu ko kuréel gi ëmb borom rob bu ñuy li jël na jëb dogal daal di koy jëlee ci bopp réew mi le ku ñuy naan Cheikh Tidiane Mara moom la ñu tabb ngir muutu ko fa maître Assane Dioma Ndiaye mi njiite Ligue sénégalaise des droits de l'homme ne loolu yi mën na bañ a am ab njeexital ci procès Karim Wade bile su fekkente ne Cheikh Tidiane Mara moo ko fuutu nii ñu ko falee jaar na yoon ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom la ci rotal Ndanko Kunta di ab dëkk diine nekk fa li nga xam moo di ca ngay mexe ma ngay dund ay jafe-jafe gox boobule ak la fay yeew ci doomu aadama amul dara lu fa am amuñu ndox amuñu courant amuñu ay yoon yu baax bu ñu feebaree daanaka duñu faju ndox amuñu ay barabu fajukaay ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci soxna Ramatoulaye Sarr lu ci tolloog fukki samba boy ak benn teg nañ leen loxo gannaaw bañ leen fekkee ci biir àll bi ñuy dagg ay garab kenn ki moo ci ab doomu réew mi fukki yi des yëpp daal ña nga fekk baax fu li nga xam ne ni moom moo di ci réewum Gambie ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci Cheikh Dieng kon mbokk yi lii mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walfa TV asalaamualeykum. ci xibaaru timis gi discours politique général Mohamed Boun Abdallah Dionne mi ngi jàkkaarloog député yi ci suba ba léegi la moom jëwriñ ju njëkk ji fës teg Sénégal kon ci kaw yoonu yokkute Modou Diagne Fada ak ñoom ne dégg nañu discours bi naam waaye dafa tàngalaat ceeb kese la mu wax ci mbéy mi wax ko ci bay dundee ñi ko fi jiitu woon wax nañ ko fi ba noppi lenn ci kon député yi ñu teewlu leen ci micro soxna moom Anta Ndour tàngalaat la mais dañ ko ëmbee rek benn muuraay boo xam ne dafa tudd PSE te PSE bi ay promesse la mu ngi jëm fanweeri at ak juróom kooku fu ñu koy gisee ñun Ablaye Wade daf ñu daan wax bi ma nekkee ministre développement social kuy wallu da ngay baral sa tànk discours boo xam ne dañ koo def ci digge te la ñu digge woon genn wàllu mandaam def na ko te gisuñu ci dara bu dee téeméer gisuñu sax benn bi digge yooyu dootuñu ko nangu comme xam na ne nag deful dara loolu moo tax bu bañ opposition bi toog dajaloo pour wax li nga xam ne moo leen metti dégg nañu discours bu gudd wax na ci affaire économie wax na ci affaire mbéy wax na ci affaire sàmm et cetera mais yooyu yëpp nekk na yu nga xam ne yu am solo la mais yu ñu déggoon la te taxul woon situation bi changé bi mu doon ñëw moom tey li xew ci jamono bi mooy diggante opposition bi ak nguur gi parce que ñu ngi xëccoo kooku tey waroon na mën a wax rassurer sénégalais yi waroon na mën a wax dalal xelu sénégalais yi ne le 21 novembre jàmm rek ay am parce que daañu autoriser marche opposition bi mais tel n'a pas été son attitude. waaw xam nga premier ministre mënul dara premier ministre deful dara ki def ki mën ki Sénégal yi fal mooy président Macky Sall ëllëg moom lañ war a xayma li mu def ndax baax na wala baaxul waaye day sukkandiku ci ay nit yu koy jàppale ndax équipe la. te ci lu ëpp solo ci lu mu wax je crois que su ma juumulee agriculture moo ci ëpp solo ci mbiru agriculture bi nag gouvernement bi dëgg la am nañ gis-gis. am nañ yéene ci béykat yi wante dama ne benn mécanisme kese la gouvernement am tey pour mën a jàppale béykat yi ak sàmmkat yi mooy lu ñuy woowee caisse nationale de crédit agricole du Sénégal dama ne caisse boobu suñ ko bëggee bàyyi fii pour di financer ay politiciens rek ak ay marabu dama ne loolu du dem parce que mbéy bi moom dafa am nu mu tëddee te béykat yi il faut que ñoom seen bopp ñoom ñuy mën a gis seen bopp ci lu gouvernement bëgg a lal ci mbiru mbéy bi. ñaar ñële kële dañu amoon benn problème parce que ñu bëri maîtriser wul woon yoonu yokkute bu Mimi Touré tamit ñu bëri maîtriser gu ñu woon plan Sénégal émergent lépp tey tënk nañ ko ci plan Sénégal émergent mu nekk loo xam ne tey vision la bu ñuy mettre en œuvre en termes de politique publique moo tax. tey ci discours am mënul woon gudd lu ñu ko doon laaj rek mooy exactement yan axe de priorité la ñu am ak naka la ñuy def pour développer Sénégal am nañu ay objectifs à court terme d'ici 2017
lan lañ dinañu saytu ndax dinañ ko mën a atteindre ak dans le long terme ñu xool tamit ndax loolu dinañu mën a développer Sénégal. mu ngoog loolu di ay kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci lenn ci député yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee kon fële ci assemblée nationale. boobule nañ jàpp ne suñu naataango bi di Mamy Khady Niakh ma nga fa du ñàkk kon laataa ñëw jeex xibaar yi dañ ci jokkoo moom su ko defee ñu wax ñu rek liggéey ana fan lañu ci toll. ñu wax ci leneen procureur Aliou Ndao nekkatu ko kuréel gi ëmb borom rob yu ñuul yi jël na jib dogal daal di koy jëlee ci bopp CREI yi ku ñu naan Cheikh Tidiane Mara moom la ñu tabb ngir mu wutu ko fa. maître Assane Dioma Ndiaye mi njiital Ligue sénégalaise des droits de l'homme ne loolu lii mën na bañ a am benn njeexital ci procès Karim Wade bile su fekkente ne Cheikh Tidiane Mara moo ko fa wuti nii ñu ko fa jaar na ci yoon li ci ñuul rek mooy ndax dana maîtrise dossier bi comme ni ko procureur Aliou Ndao maîtriser woon maître Assane Dioma Ndiaye ñu teewlu ko ci téléphone Pierre-Édouard Faye. procès bi dina continuer parce que ki ñu nommé bu fekkee ni ñu ko nommé jaar na yoon am na grade bi nga xam ne laaj na ko te moom xam nañ ne ki ñu nommé ci procureur yi gën a yàgg gën a ancien gën a am expérience la bokk tey yu mel ni bu amee xam nga njaboot bu ci kenn jógee rek surtout nag procès bi ni mu xaw a yàgge amoon na presque famille judiciaire ñoo ko yoroon muy avocat yi di parquet bi di cour bi am na benn complicité boo amoon entre ñëpp ñu tëb a tëb jële fa kenn te surtout que nag conditions yi ñu ko fa jële leeragul defe naa am nay émotion yoo xam ne foog ñu jël recul même ñiy atte acteurs yi foog ñu jël recul pour mën a ñëwaat ci sérénité bi nga xam ne mënut a ñàkk ci procès parce que xëy na du loo xam ne day faral di am procureur bu yor accusation di ko défendre ñu tëb a tëb soit ñu jële ko fi ci kaw kilifteef maanaam ñi ko fi war a jële ko fi soit moom mu ñaan par clause de conscience ne sama xel mayatuma ma continuer ci procès bi ñaan ñu jële ko fi loolu du loo xam ne day am bés bu nekk loolu bu amee il faut mu indi jiixi jaaxa ci xel yi yaakaar naa loolu war nañu jël pause ba nit ñi xoolal seen xel mun a démarrer waat ci nouvelle base. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci maître Assane Dioma Ndiaye ki nga xam ne nii nag moom moo di Cheikh Tidiane Mara nekkul koo xam ne ni ku bees la kon ci wàllug yoon nit la koo xam ne nii yàgg na ci mbir yi te xam na ko nataalu kon Cheikh Tidiane Mara dañ ci ànd ak soxna Seynabou Ndiaye. magistrat bi di Cheikh Tidiane Mara la ñu daal di tabb procureur de la cour de répression de l'enrichissement illicite ngir nag mu wutu fa Aliou Ndao. Cheikh Tidiane Mara ci avril 2013 la takkoon ndombo tànku directeur des services judiciaires ci fële ci administration centrale bu département bi ñu denk wàllub yoon. 1977 ci la génne ci école nationale d'administration et de magistrature de ENAM te léegi mu nekk école nationale d'administration. Cheikh Tidiane daal di nay am expérience professionnelle ci réew mi ak ci biti réew nekk parquetier chevronné ci ni mu tàmbalee magistrature am mooy nag nekk substitut intermédiaire bu procureur bu tribunal première instance fële ca Ndar Géej ci atum 1979 ci lañ ko daal di tabb procureur tribunal première instance bu Louga ci mujjantal gi mu daal di nekk substitut procureur bu tribunal régional hors classe bu Ndakaaru laata nag ñu koy tabb procureur ca même juridiction boobule. Cheikh Tidiane Mara daal nay takkiit ndombol tànku procureur intermédiaire bu tribunal régional hors classe doonoon na itamit avocat général ci cour d'appel bu Ndakaar avocat général délégué bu cour de cassation nekkoon na itam commissaire bu gouvernement ci cour de discipline budgétaire moom Cheikh Tidiane Mara daal di nay tamit liggéey ak ñi di mbootaay xeet yi di Nations Unies ndax it nekkoon na enquêteur tribunal pénal international bu Rwanda di TPIR ci mai 1996 jàpp février 2013 daal di nay takkit ndombo tànk yi bu ci mel ni conseiller juridique bu TPIR laata kon muy dellu siwaat fii ci Sénégal di liggéey ci wàllub yoon. jërëjëf soxna Seynabou Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm wax ci leneen Mame Balla Lo ñu jàpp tur yi moom mooy ndey ji réew bokk moomel bu diwaanu Tambacounda ëllëg ci àllarba ji ci lay fas yéene jàkkaarloog waaye attekat bi la ñu koy tumal bokk na ci téeméeri millions yi ñu ne daf ko luubal ci kees yu UNACOIS def ci jamono ji nga xam ni moom moo fa nekkoon PCA jotoon nañu koy tëj kaso lu toll ci diirub juróom benn weer laata kon ñu koy bàyyi ci atum 2007 ak bàyyi pa négandiku kon moom daal ni ki ëllëg incha allah bi ci lay fas yéene jàkkaarloog waaye attekat bi lu jëm ci xibaar boobule daañu ci dellu soit ak suñu nattangoo bi di Alassane Diallo ca Tambacounda la ñu ne ñu desandi fa militant ya fa ne te fare ci parti démocratique Sénégal ñi ngay waajal meeting bi nga xam ne ni waa PDS war nañ koy amal ci bésu fan ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre bi ñu nekk buñ sukkandikoo ci ndey teefu UGTEL ba fa nekk lu ëpp ñeenti téeméeri ndaw daal daañu bàyyeekoo fële ci Tambacounda fàtte ne kon utili si Ndakaaru loolu kon ñu ngi ko fesal ci am ndaje mu yaatu moo xam ne ni jigéen ji fare ci parti bi doon nañ ko amal fële ca diwaanu Tambacounda sunu xibaar yi weesu dégg ngeen ci kàddu yi nga xam ne ni
ni moom la ñu ci rotal. Meeting nag bi waa PDS war a amal ni ki ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre wi ñu nekk yëngal na militant APR yi nekkee fële ci diwaanu Mbaaw njiit réew ma woon maître Abdoulaye Wade la ñu joxoñ ab baaraama tuuma ne luy njiig njaaga moom mooy njàkk dafa bëgg a làqatu kon ci ginnaaw manifeste googule ngir ñu bàyyi doomam Karim Wade. Abdou Karim Sall mooy njiital APR fële ca Mbaaw ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. réew mi réewu droit la ku décider nag dox ci au travers de la loi je pense que loolu yaakaar naa ne responsabilité boobu yaa koy gàddu li xew mooy il faut que sénégalais yi xam ni dafa am benn papa boo xam ne doomam dañ ko tuumaal dafa jalgati dafa luubal alalu réew mi tey jii bu président Wade ñëwee ci terrain bi dara indiwu ko lu dul Karim kooku sénégalais yëpp xam nañu donc sénégalais aussi du ñu nangu ñu leen di taxañ di leen di defal combat bi nga xam ne du seen combat président ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Wade tey dafa bëgg a divertir sénégalais yi parce que dafa jàpp ni bu génnee ci mbedd mi dina am lu tuuti lu mu changé ci processus bi nga xam ne moom la justice enclenché processus bi justice enclenché dina dem jusqu'à terme parce que képp koo xam ne laale na ak alalu réew mi tu dois rendre des comptes te loolu yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo ci ànd su fekkente nag dañuy décider ki nga xam ne moom mooy autorité ki décider ne période bii dama saytu ni jàpp ni bu amee ay yëngu-yëngu dina am lu mu yàq man maay aar citoyen yi ak bien yi décider naa loolu mënul nekk ku jël loolu taxañ ko ne considérer que loolu du wax bu am fulla je pense que lu ci munti am tu assumeras les responsabilités tout seul. Abdou Karim Sall ñu dem ba fële ca Ndar wax tamit ca mairie ba section FGTS ba nekk kon ci mairie ba ñooy ñaaw lu gën a léegi nga xam ne nii am na kon ci biir liggéeykat yi lee fay ñi bàyyi ñi sa des loolu daal doon na loo xam lu ñu ñaawlu la ñoom daal ñu ngi sàkku ci kii di Mansour Faye buy fay daal na yemale ñëpp instant Mbodj moo fësal kàddu yooyu la ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. ak fin du mois dañu toog ba le 8 wala 10 lañu jot suñu saal nit ñi xam ñooy fayoo ko poste wala ñooy fayoo ko EGBS te sama naataango yi nag ci yeneen banques yi heure bu seen kayit demee ñoom jot seen xaalis man jooy naa ko guddi jooy naa ko bëccëg léegi nag loolu laa bëgg administration bi ak le maire saafara parce que loolu dafa war a jeex parce que nit mënul liggéey ba weer dee ngay toog ba la ay le 10 ak le 8 di fayoo ko di doo jot xaalis léegi nag loolu lañ bëgg mu saafarawu parce que loolu moo war a jeex. parce que ay liggéeykat bu nekkee ci service di liggéey nañ ñëpp yem nit ñi defal ñëpp nañ ko defal ñeneen ñi mais mënuma accepter ñeneen ñu nekk ci yeneen banque di jot heure bi ñu war a jot seen xaalis ñi nekk poste ñi nekk EGBS léegi damay wax maire bi pour mu jël ses responsabilités mu xippi xam fi muy teg tànkam fan la am na ñoo xam ñi ngi fii ci administration muy ñu yaakaar dañ koy jàppale mais dañ koy yàqal parce que am na loo xam ne administration bu ko mënulee régler mais kooku administration lan la fay def nit am na tolof mu war a dem fañ ko war a
di jégalu rek ba tey ci dog-dog boobule Senelec moo fa jaar di jégalu rek bu baax a baax ñu wéy ba tey ci xibaar yi gannaaw instant ca Ndankounta fa la ñu jëm di ab dëkku dine nekk fële ca Ngaye Mékhé ma ngay dund ay jafe-jafe gox boobule lu ëpp ñaari junni doomu aadama ña nga fay waaye amul dara lu fam amuñu ndox amuñu courant amuñu ay yoon yu baax bu ñu feebaree daanaka duñu faju ndax amuñu ay barabu fajukaay ndéem nag ñàkk pexe la ñoom askan rawatina njabootu Cheikh Bounama Kounta dañoo profité jotaay wu yaatu wu ñu fa doon amal ngir waajal seen gàmmu gañe fay amal at mu nekk daal sàkku ci nguur gi ñu gëstu leen ndax yitte woon nañu ko lool la dañuy dem ca Ngaye Mékhé fekk fa soxna Ramatoulaye Sarr ñu ngi may xamal ne élément boobu la yembagul dellu si waat ci kon ci kanam tuuti lu ci toll ko fukki samba boy ak benn teg nañ loxo gannaaw ba leen fekkee ci biir àll bi ñooy dagg ay garab kenn ki daal moo ci ab doomu réew mi fukki yi des yëpp daanaka ña nga fekk baax fële ca réewum Gambie ñoom ñëpp nag ñu ngi leen jàppee fa li nga xam ne ni moom moo di ca diwaanu Kolda waa Eaux et Forêts kon ñoo doon def opération bu ni mel suñu nattangoo Cheikh Tidiane Dieng moom moo ñu toppal kon information boobule daañu ci dellusiwaat ak moom kon ci kanam tuuti laata kon ñuy rétablir li nga xam ne ni moom moo di machine bi. moo fàttali leen rek as lëf ci li nga xam ne lañu doon faram-fàccee ci xibaar yi bokkoon na ci discours de politique générale Mohamed Boun Abdallah Dionne mi ngi jàkkaarloog député ci suba ba léegi moom jëwriñ ju jëkk ji fësal yoon yu mun na ma jaar ngir teg Sénégal ci kaw yoonu yokkute Modou Diagne Fada ak ñoom ne la mu wax daal daanaka tàngal ceeb la rek ndax la mu wax ci mbéy mi wax ko daal ci wàllu ko bay dundee daanaka ñi ko fi jiitu woon wax nañ ko fi ba noppi ci biir xibaar yi dégg ngeen ci kàddu ya nga xam ne ni moom la ñu ci rotal. ba tey ci wàllu ko xibaar ca Tambacounda militant ya fa ne te fare ci parti démocratique Sénégal ñi ngay waajal meeting bi nga xam waa PDS war nañu koy amal ci bésum ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre bi ñu nekk bu ñu sukkandikoo ci ndeyteef usutel ba fa nekk ñoom daal di nee nañu lu ëpp ñeenti téeméeri ndaw daañu bàyyi ko Tambacounda fas yéene utili si fii ci diwaanu Ndakaaru ci biir xibaatam dégg ngeen ci leeral yi nga xam ne ni moom la ñu ci indi Ndankounta di ab dëkku diini nekk fa li nga xam ne moo di ca Ngaye Mékhé mu ngay dund ay jafe-jafe gox boobule lu ëpp ñaari junni doomu aadama ña nga fay yow waaye amul dara lu fa am amuñu ndox amuñu courant amuñu ay yoon yu baax bu ñu feebaree daanaka duñu faju ndax amuñu ay barabu fajukaay ndem nag ñàkk pexe la ñoom askan rawatina njabootu Cheikh Bounama Kounta dañoo profité rek ci jotaay wu yaatu wa ñu fa doon amal ngir waajal seen gàmm ga ñu fay amal at mu nekk rek daal di sàkku ci nguur gi mu gestu leen ndax sonn nañu lool. ndax seen dëkk bi gannaaw ba ñu ko taxawalee ci atum 1800 ba tey amul lenn loo xam ne ni kon mës nañu koy def kon ci seen biir dëkk boobule. xam ne ni lu leen métti la kon dañuy dem ba fa li nga xam ne ni moom moo di ci diwaanu Thiès fekk fa soxna Ramatoulaye Sarr. digganteem ak Ngaye mi ngi toll ci juróom-ñaari kilomètre goxu diine gi di Ndankounta moom nag dafa mel ni kilifa yi ngànk réew mi dañ koo fàtte gannaaw ba nga xamante ni nag Cheikh Bounama Kounta mi sos ëxlu kunti yu mi ngi ko sanc ci atum 1800 foofu mel na ni boobu ba tey du lenn loo xamante ni askan gi fay yeewoo toll ci ñaari junni ak juróom-ñetti téeméeri doomu aadama ñi ngi am dundin gi war akiti jumtukaay ndax ñàkk nañu ndox ñàkk nañ tamit bërëb fajukaay ci anam gi mu waree rax ci dolli yoon bu baax yoon gi ñu am foofu mi ngi sori ak tali bi lu toll ci juróom-ñaari kilomètre waaye ay feebar rek la leen di jural ndax poussière bi ciy jóg. wolof dafay wax ni weddi gis bokku ci xam ngeen ni yoon wi naqari na lool. fii ñi dëkk ci dëkk bi ñetti palaas yoo xamante ni ñu ngi ci dëkk bi ñi fi nekk buñ fa gëj hôpital ci station wala ci mécanicien ñoo ngi tàllal loxo état bi nga xamante ni moo am loolu di ko ñaan mu jàpp lañu ci yoon bi liggéeyal ñu amuñu yoon mënuñoo maye collège mënuñoo def poste de santé loolu état moo ko am état lañ koy gis ñun nitu daara lañ te fii tey bari na fi daara yoo xamante ni ñetti daara ba ñeent ñu ngi fi li ñuy yëngutu di ko def yépp ci seen ñaq ak seen doole lañ koy def te comme gouvernement bi pare na loo xamante ni daf ko génne budget pour di ko jox daara yi ñun soxla nañ ci. kilifa diine yi nag gannaaw ba nga xamante ni ñuy xamle boobu ba tey kenn déggu leen tey jii nag seen baat yëkkati nañ ko ndax ñuy xamle nguuru Sénégal am na loo xamante ni warloo na ko ak ñoom. rus nañu
di jël rajo mbaa télé di ci jàmbat loo xamante ni suñu borom lañ ko séentoo duñu ko def. amul benn gàmmo boo xamante ni du li ñuy gàmmoo suñu wërsëg ak suñu barkey maam la ñuy gàmmoo ba gàmmo gi jeex mais tey bu ñu taxawee di xëccoo ay daraja yoo xamante ni daraja yi àddina la kooku jomb nañ ko. lépp lu ñu laaj état rek dañ ko war a laaj. naar bi war nañ koo fay xoromam ndax naar bi yàgg na fi lool depuis 1800 ba léegi muy ñaar téeméeri at. ñi ngi ñaan Cheikh Bounama nañ fay naar bi xoromam. gannaaw ba nga xamante nag ñi ngi waajal seen téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenteeli édition gàmmu annuel ñu fas yéene ko sargal juróom benni fan weeru décembre bi xalif bi imam bi rawatina askan wi ñoom ñëpp ñi ngi sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mu daal di gestu Ndank Kunta mi nga xamante ni nag jot na mu ñëw taxawu leen ci yile jafe-jafe rawatina dëkkub diine gi ñu yellool ñu jox leen ko ba mu mot sëkk. Ramatoulaye Sarr Thiès rajo télévision Walfadjri. jaajëf soxna Ramatoulaye Sarr ñu ngi lay sant di la gërëm lu ci tolloo fukki samba boy ak benn teg nañ lañ loxo gannaaw bu ñu leen fekkee kon ci àll bi ñuy dagg ay garab kenn kii moo ci ab doomu Sénégal fekk baax fu la ci réewum Gambie dañuy dem ca Vélingara fekk fa Cheikh Dieng. ay samba boy toll ci fukk ak benn fukki nekk ak Gambien agent eaux et forêts bu Vélingara jàpp nañ leen biñ doon yàq àll bi nekk diggante Sénégal ak Gambie tëj nañ leen ca kaso ba mbir mi mu ngi amee bi nga xamante ne capitaine Mody Fati ak agent eaux et forêts bu Vélingara amal benn campagne ca département Vélingara ak Médina Yoro Fula. temps yi yëpp daal gis nañ ne trafic bi nga xam ne ñi ngi dagg wen bi bant yi ci biir territoire sénégalais di ko dugal ci Gambie dafa ëpp dafa am doole trop ba tax na toujours ñi ngi génn di def ay police forestière léegi aussi itam vraiment population bi ñu ngi jàppale aussi daal di ñuy jox ay information ci kaw loolu actuellement à l'heure où je vous parle jàpp nañ ay délinquants yoo xam ne nii toll nañ ci plus de fukk ak juróom ak lu topp ndaxte bi ma lay wax nii am na fukki nit ak benn yoo xam ni kenn ku ci nekk am na mi ngi tëdd at maanaam te fukk ak benn yooyu nga xam ne emprisonné lañ leen léegi kenn moo ci sénégalais mais fukk yi ci des yëpp ay gambien lañ. ci xeex bi nag agent eaux et forêts amal ca département Vélingara ak Médina Yoro Fula jàpp nañu ay scie tronçonneuse vélo charrette ak ay tronc vert ñu fàtte rek ne ci at yi ay Gambien ak ay sénégalais dañoo nekk di dagg bant ven ak ndim daal di ko jaay ca Gambie maanaam Banjul jaay ko chinois yi ak indien yi te lu gën a jaaxal askan wi maanaam nguuru Gambie dañoo jàppale samba boy yooyu waaye nag dañoo gis ne que Gambien yi dañoo tere ñu dagg seen àll wala yàq seen àll fii ca Vélingara. Cheikh Dieng rajo télévision Walfadjri. jaajëf Cheikh Dieng ñu ngi lay sant la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo jàppoon ci xibaar yi ba muy yemb Cheikh Tidiane Diop la Mame Sidi Diop Iber Asok Ba ci faaru gi Soxna Ndella Amar Gueye réalisation Pierre Edouard Faye ci kaddu gi seen mbokk Seyna Mor Ba incha allah rab bu 20h jotee soxna Nen Jupiter Ndiaye dana fi teew fas yéene from fàcc xibaar yi ci nu mu gën a yaatoo ci kàllaamay nasaraan mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal la dig daje 23h ci yeneen i jotaayu xibaar jërë ngeen jëf. di dellu si waat ci seen émission jàkkaarloog askan wi. kon ñu ngi fii nga xam ne nii moom moo di ci Joal Fadiouth. ay jafe-jafe ñoo fi nekk par exemple su ma mënee wax ci problème mu inondation bi loolu yàlla moo ko def parce que yàlla moo ci dëkk boo xam ne géej gi ak bras de mer bi dañ ko tànc